salaamaaleykum mbokki internetu Bambilor info tey nag ñu ngi fii ci diwaanu Kër Sega mu ngi bokk ci commune bu Kër Moussa ñu dalal fi nag suñu benn kilifa di ab leader politique ñu koy bàyyi rek mu présenté wu salaamaaleykum tonton nuyu naa la. waaw maaleykum salaam Mati maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi si jàmm. maa ngi sant yàlla. tonton li ay nag di njàmbat te lu ne faa ngi yaakaar naa kenn du ko jeex ñu gis ni feebar bi nga xam ne mooy coronavirus ñu koy wax tamit Covid 19 wala olof di ko wax feebarum mbas mi. ñu ko doon dégg ci yeneen réew tey ñu koy dégg ci suñu réew ba tax di ko dégg ci suñu ay région ñu bëggoon xam coronavirus boobu lan mooy coronavirus. bon coronavirus daal comme ni ko ñëpp di déggee. feebar la bu bees boo xamante ni bii commencement bi épidémie la woon mais finalement dem na ba nekk pandémie feebar la nag bu xaw a compliqué parce que comme ni ñu ko ñëpp xamee kenn xamagul saafaraam dañuy lambatu rek lambatu bi mooy amaguñu vaccin kon lu doy waar la te it à la différence su feebar yi daan am moom dafa commencé lay dugg rek lëmbe àddina bi yëpp te souvent feebar moom da daan dem bi côté bu ëllëgee mu dem beneen mais loolu daal vraiment mooy spécialité bi donc kenn mënagul wax exactement boo xoolee tur bi sax c'est parce que si bon am na maanaam benn démonstration scientifique ñi nga xamante ni bii ñoo yëngatu ci loolu nee nañu li tax mu tudd noonu mooy bon corona boo xamante ni bii mu ngi feeñ 2019 ainsi de suite kon loolu daal ci li mu wax daal jàngoro la bu ñëw bon bu dee si ñun suñu ni ñuy xamee dañu jàpp tax ni balaa la mu ñëw si àddina bi tasaaroo jaaxal ñëpp tonton ñu bëggoon la laaj tamit coronavirus boobu mode de transmission bi maanaam wàllante gi naka lay demee. waaw bon toujours comme ni ma wax rek ci li ñuy déglu parce que it aussi waa Kër Docteur en collaboration ak ministère de la santé ñoom si ni ñu wax nee nañu wàllante bi par exemple ci parce que nee nañu ñoom par exemple virus bi du luy taxawaalu dox nii ci air bi mais si nit moo koy transporter di ko jox moromam peut-être ci sëqët ci nuyoonte ci yooyu contact yi nit di am ak morom bi daal ci loolu nee nañu si presque si lay gaawee pour jàll ci morom bi moo tax souvent ñu am ay peut-être digle yu ñu def que ni nañu respecter distance yi nañu takk masque nañuy raxas suñu loxo yi donc yooyu yëpp daal boo xoolee ci télé beeg yëpp ñu ngi seetaan xam ni am na ay mode préventif par rapport ak moom ni mu nuy joxe feebar bi. ñu bëggoon xam tamit naka la nit ñi di def pour fagaru ci coronavirus boobu naka lan ngay conseiller nit ñi pour ñu moytu coronavirus boobu. moytu bi day naka la ñuy def mënuñu passé jàngale Kër Docteur bi te jàngale bi mooy. sensibiliser maximum tey daanaka yéen lii ngeen def nii defe naa ni bokk na ci parce que it communication am na ci solo parce que mooy permettre nit ñi yëpp dégg loolu moo nu jàppale ñun par exemple boo jëlee ci commune Kër Moussa maire en collaboration conseil municipal bi génneen woon na ci bi tàng-tàng bi 5 millions def ko ay détergent jox ko Kër Docteur yi ñaari poste de santé yi Suun ak Kër Moussa ñoom ñu véhiculer ko seen bopp parce que y avait rien de politique mais jàppoon nañu ni daal comme loolu la Kër Docteur digle détergent masque ainsi de suite lépp nekkoon nañu lu ñu ut pour jox ko askan bi pour au moins ñoom ñu xool nuñ ci jëm a protéger woo quoi. dëgg la tonton yow en tant que leader en tant que njiitu politique en tant que conseiller ñu bëggoon xam tamit yan précaution ngay jël pour xeex coronavirus boobu précaution individuelle et collective. bon bu dee bon comme ni ma wax sànq rek bu dee précaution individuelle mooy d'abord damay essayer aar suma bopp mooy chaque fois ak suma oto maa ngi gel bi bu may wàcc dama koy wàccaale ci kër gi maa ngi suma masque bon loolu comme ni mu ñu wax rek maa ngi koy jéem a respecter suma waa kër yi aussi damay essayer ñuy def la même chose bon leneen leen mooy que ni c'est pas pour kii mooy que ni te ñi ma jigéñeel tant soit peu donte benn saabu buy jaar 150 francs su ma ko amee dama koy jël jox leen aussi ñoom it ñu am lu ñu raxasoo baa ñu def leneen bon donc léegi daan jéem a moytu bi ak aar bi dépendre ñu ngi koy tënk ci li nga xamante ni bi moom la ñu technicien de santé yi wax léegi nag ci ay moyens xëy na amul xeet amul tuutal
amul naw aussi en fonction kenn ku ne sa doole ni mu toll man personnellement di sama doole toll maa ngi ko doon def di ko jéem a joxe di jox sama kër jox ñeneen. dëgg la gis nañ ne tamit li ñuy woowee cas communautaire instant yi jamono ji mu ngi gën di bëri di dox ay jéego maanaam wàllante gi nga xamante ne bi nit ñi am nañ ko te duñ xam fuñ ko jële mu ngi wéy di def ay jéego moom tamit parce que chaque jour lim bi day gën a yokku ñu bëggoon xam lan mooy sa xalaat ci cas communautaire yooyu. waaw bon cas communautaire moom lu très compliqué la lu compliqué la parce que bon ni feebar bi lëmbee jaaxal askan bi noonu la aussi moom jaaxlee parce que tey jàngoro bala nga koy mën a faj si bii ni mu tëddee da ngay xam kan moo ko jox kan pour nga jël ñooñu ñëpp mais cas communautaire mooy man dama koy am te xawma ku ma ko wàll kon ça veut dire que ni même kër docteur yi nga xamante ni bii par exemple xëy na ñoom la seen xam-xam màcc si loolu sax amuñu pexe pour mën a identifier ñooñu parce que problème d'identification la rek donc nag li ci am solo rek mooy que ni kenn ku nekkoon war na gën a moytu toog sa bopp bon xëy na génn mënul ñàkk mais daal booy génn ngay xam ni ngay génne booy def contact nga xam nooy defee contact te it boo amul soxla bu law nga toog sa kër. dëgg la tonton tamit bëggoon nañ xam lan ngay wax ñi nga xamante ne bii ñu ngi toog ba léegi jàpp ne feebar bi amul wala sax existé wul. waaw bon loolu moom erreur passé wu ko quoi parce que tey je pense que ni li xew rek. arrêt bi sa àddina bi def yëpp total. defe naa ni si lu amul loolu maanaam même bu fekkoon ni lu ñuy laam-laamee la sax. en dehors moor yi nga xam ne ñu ngi koy gis si télé bi. bitim réew ak fépp ak fii si Sénégal. parce que it am na ay nit yu ñu xam ku mel ni Pape Diouf. ñëpp xamoon ko defe naa ni leer na ni ci loolu la wàññi ko tey dégg naa depuis démb ñu ngi ci 6 cas. tey ñu ngi wax chaque jour ñu ngi ministère de la santé mu ngi joxe ay bilan di wax expliquer di communiquer au jour le jour ci xew-xew yi. donc moi je pense que ni tey kay xanaa ñeme baa ragal xam baa bañ a xam la mais amul kenn kuy umpale ni feebar bi moom mu ngi fi. te it mu ngi faagaagal te jar na moytu. waaw donc loolu la. ñu gis ne tamit confinement bi biñ ko indee dañ ne rester chez vous maanaam na ñëpp toog suñu ay kër ñi nga xamante ne bii tamit gis nañ leen donte am nañ fu ñu nekk mais buñ fa yemee seen li ñu bëgg duñ ko mën a am muy tout tànk yi di taalibe yi chaque jour ñu ngi ci mbedd mi lan nga gisee ñu ne rester chez vous toog leen seen kër ba pare taalibe yi tamit ñu ngi ci mbedd mi di jaxasoo ak nit ñi. waaw bon xam nga rester chez vous am na. mais boo xoolee sax sans taalibe yi sax ñeneen ñi tooguñu seen kër yi. bon parce que it xëy na ñun mënuñu ko def à la manière des Européens. parce que tey man am naa ñu ma xam nekk sumay collègues nekkoon naa fa avant affaire bi di commencer. mais ba démb bi may jokkoo ak ñoom ça fait 1 mois fi ñu tëju génn ñu fa. mais day fekk na am nañu possibilité ak moyen pour def loolu. d'abord ñun vraiment loolu xaw na jafe. taalibe yi c'est vrai ñu ngi dël fépp dugg ci kër yi di génn mais nit ñi aussi boo xoolee it comme muy mag ñi ak xale yi tamit même tooguñu benn place parce que couvre-feu bi peut-être ñëpp dinañ dugg ci kër yi mais heure normale yi supposé de 6 heures du matin jusqu'à 20 heures nit ñi kenn ko ne yaa ngi dem tey jii nii man foo dem rek bërki démb dem naa à Kayar fekk dama doon fay sama benn facture jàllale ci géej bi mais loolu ma ne addina bi yëpp ñu ngi ci géej gi tey kenn ko ne day jaxasoo ak sa morom donc c'est un peu difficile daal. mais daal en tout cas feebar bi moom ñun dañu ko war a jox cër bi mooy li ñu tere lépp ñu moytu ko mais it xëy na ak suñu néew doole ba ay réalité jafe na par exemple pour ñu appliquer ko comme niñ ñu ko sant. ñu gis ni tamit feebaru coronavirus bi wala mbas mi comme niñ koy woowee ci olof rek laal na plan yu bëri rawatina plan économique bi donc yóbbu na ñu bëri chômage laa mën a wax comme genre sama caméraman bi da doon xëy di filmer ay ndaje léegi bu filmer benn ñaar bi du mooy journée bi benn ndaje la ci war a mën a filmer wala ñaar donc ñu bëggoon xam ak plan économique boobu mu laal yan mesure d'accompagnement nga ci jël. bon man personnellement mënu ma si jël mesure. parce que defe naa ni loolu état sax en tant que tel loolu jaaxal na ko. parce que c'est tellement simple à expliquer. parce que tey comment dire maladie bi nii feebar bi. dafa créer ay pauvres. dafa créer ay pauvres yoo xamante ni bii en un temps te ñoom par exemple nekkuñu woon ay fonctionnaires ça veut dire que ni l'état reconnaître leen. nekkuñu woon it ñu néew doole ba ñu leen doon soxla di dimbal mooy bourse familiale yi baa boog ñu am incapacité
ba am ay égalité de chance mais ay nit la ñoo xam ne si secteur informel la ñuy yëngatu di daan seen doole chaque jour que jëfee dinañu mën a dem góorgóorlu am seen dépense am tuuti lu ñu denc et depuis booba confinement ou couvre-feu ñoom ñu ngi toog sur place demuñu dikkuñu donc loolu vraiment c'est un cas la bu jaaxal ñëpp léegi nag bon je ne sais pas ça mérite une réflexion mais tey jii daal xam naa ni lii régler problème bi peut-être état moo ci mun intervenir léegi nag lu tere par exemple kenn ku ne ki nga xam baa mu dendeeg yow loo ko mun a jàppal dimbali ko en attendant ñu génnee traversé ci période bi nii di nga ko def de manière personnelle mais loolu it aussi mënu régler cas. gis nañ ni tamit en tant que leader politique bi am na benn décret bu génn mu ne képp ki nga xamante ne bi yàlla may na la doole état moo ko wax na nga jàppale gox ba nga nekk nga dimbali leen am na ñi nga xam ne ci kaw jàppale googu état dafa créer fonds Covid 19 ñoom ñu jël seen li nga xamante ne bi moom lañ am yóbbu fa. am na ñi nga xam ne tamit dañoo jàppale seen ay population jox leen ay eau de javel savon ay détergent. waaw comme mooy ni ma la wax rek actuellement nii tey fi mu nekk nii de manière générale. population bi ci boppam. ñoo war a jàppalante sous forme de solidarité. parce que tey bi jàmm xewee dara xew kenn ku ne yaa ngi doon dem sa bopp di débrouiller wu. tey doole yemul benn yoon. am na ñoo xam seen sombi la ñu am na ñoo xam ne mbaxal am na ñoo xam ne leneen mais kenn ku ne rek. yaa ngi doon suturlu si am ak sa ngor. mais tey jii nii yëf yi bi mu ñëwee dal si ñëpp. dalandoo si ñëpp. moi je pense que ni tey la gën a aajowoo que mu ñu am esprit de solidarité suñu biir. ku ne dimbal de temps soit peu bañ a xeeb dara kenn ku ne lu tuuti ak li nga mën. ci ki la gën a jege nga def ko. keneen bu defee loolu xëy na dina tane parce que état moom bu ñu koy xaarit moom état mënul def lépp. kon kenn ku nekk rek ndax politicien nga ndax commerçant nga ndax baykat nga ndax leneen nga. loo tanee sa morom rek man jàpp naa ne war nga ko dimbali ba keroog ñuy passé si stade bi ñu toll ko. dëgg la état tamit génn benn décret ne port du masque obligatoire maanaam kenn ku nekk ci ñun da nga war a sol masque pour nga aal sa bopp aalaare tamit ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo la jege. en tant que leader politique lan moo ci sa participation parce que yaakaar naa ne Sénégal ñi nga xamante ne bii seen loxo dafa jot seen ginnaaw bariwul rawatina zone yu mel ni zone rurale yi donc lan mooy sa participation ci so askan bi nga xamante ne bii dañoo soxla masque te mënuñu ko am. waaw bon loolu day xam naa. comme ñëpp rek dinaa ci bokk comme ñëpp dinaa ci bokk te it yàlla mooy dogal démb rek à pareille heure am na benn tailleur bu ma woo expliqué ba nii yéen bu ma jógee si yéen si moom laay dem proposé na ma benn nombre de masques boo xam ne dinaa ko jënd ci moom jox ko kii ndax benn la ndax fukk la ndax téeméer la ba plus amul importance mais daal comme ni ma wax rek ci lancé bi détergent yi daal li mu ci mënoon defoon naa ko de manière personnelle maire yi defoon na li mu mënoon ma yokk ci li ma mën tey jii nii aussi la même chose que ni ci masque yi nii man dinaa dem jënd li ma mën ma jox ko ñi nga xamante ni bii jigéen nañu ma ak xam naa leen ba fu mu yem ma xam ni foofu la dëgg la comme ni ma ko waxee sànq tamit ci sama biir wax buñ ne confinement mooy nañ toog suñu seen kër te yaakaar naa ne sénégalais ku ko bëgg a toog loo këram te joxoo ko lu mu lekk lu mu naan dina metti ci moom ba tax na état indi benn aide alimentaire donc aide alimentaire boobu yéen naka ngeen imaginer séddale aide alimentaire boobu. waaw d' abord loolu c' est très important pour ñu leeral d' abord du ñun ñooy séddale. maanaam y' a rien de politique. bon dans les commissions yi nga xam ne ñooy distribution conseiller sax bokku ci. bon donc état moo ko def ca kaw wax na ñen ut na cible bi. cible bi dani ñi nga doon amoon bourse familiale. boo jëlee par exemple comme commune Kër Moussa. y' a 1200 quelques. yoo xamante ni bii foyer yu ñu attribué. dans les 1200. 900 yi moom la yoo xamante ne moom lañ ci yokk mais leneen yeneen li si des yëpp ay bourses familiales la donc état déjà wax na ñan la jëf yi jëm léegi ci kaw commission bi nga xamante ni bii par exemple supplément bi mu ci teg ñooñu ñoo war a waxtaan ni kan la ak kan la ak kan la commission boobu wax nañu koy composé mooy le chef de village l'imam les matrones comment dire les relais communautaires ak le directeur d'école ak le bàjjenu gox ñooy bokk toog waxtaan comme village yi souvent du rëy dinañu xam ni ainsi de suite en tenant compte ci bourse familiale yi ñi ko bénéficier ba pare comme ça supplément bi boo jëlee comme kaawu Kër Sega tey 35 la ñu am yu ñu ci war a yokk
plus 51 ci bourse familiale ça fait 86. bourse familiale 51 plus 35 kon boo xoolee tey Kër Sega soo ko doon recensé y a 300 foyers. kon tey si 300 foyers yi bu fekkee ni textuellement noonu la ñu ko tëralee nii dans les 300 il y a que 86 qui peuvent en bénéficier. loolu vraiment mooy réalité bi tey si mode de distribution bi et la commission là y a benn conseiller bokku ci boo xamante ni bii da ciy def baa nga ciy dindi. parce que loolu vraiment depuis ca kaw la te moo noppal ñëpp parce que bu ko dee xam nga politicien dafa weexu dungu tey boo ci bokkee ba ainsi de suite bu ku amul rek day jàpp ne yow yaa ko xañ donc vraiment benn politicien bokk ci quoi. dëgg la leeral rek moo ñu tax a jóg. waaw incha allah donc bëggoon nañ xam est-ce que xalaat nga wala en tant que ku bokk ci état est-ce que joxe woon xaalis gënul ñuy jël ay denrées alimentaires di ko joxe parce que est-ce que xalaatoon tamit séddale xaalis moo gën a yomb que séddale ay denrées alimentaires ak est-ce que tamit denrées alimentaires yooyu njëg bi du impacté ci gouvernement bi. waaw xam nga yow li nga wax nii ay idées la les idées sont partagées parce que it tey jii nii man xëy na nii formule bi ñu andi nii su doon man la ñuy laaj may am kaddu. du demee noonu bu dee kaneen na neen mais nag li ñu war a bàyyi xel rek mooy yëf yi dafa ñëw de manière brutale dal ci kaw nit ñi. il fallait si dans le show jël benn solution boobu nag tey jii ku ko mën a génne état ay nit lañ dañu am xel di xalaat mais ça mën nañ ko améliorer mais daal tey jii nii man toog naa rek ak benn koo xamante ne bii bokkul état bokkul kere du sax peut-être intellectuel comme ni ñu ko mën xalaate mais la mu wax nii ba fi ma toog nii man gisuma lu ko gën a conséquent parce que dani léegi tey affaire bi mënul mat ñëpp te ay milliards la bari na séddale yi pourquoi mënuñu ko woon dugal ci ñu subventionné que prix boutique boo xamante ni bii tey kilo bi bu dee jar 200 yow soo demee ñu jaay la ko 100 francs comme ça ñëpp bokk ci yem ci ba keroog ñuy passé xam nga loolu c'est une idée am na dañu ni la somme là bi ñu wax nii mën nañu ko def directement Orange Money du jar camion du jar déplacé donc yooyu yëpp ay idée la mais daal li ñu war a jël a xam daal mooy bi affaire bi amee il fallait réagir état réagir na ci façon bii bon bu xasee am nag kenn ko ne di nga ci am loo ci xalaat donc mooy li mu dem nii rek bëggoon nañ tamit xam denrée yooyu exactement fan lañ jógee maanaam ci ban réew wala ban pays lañ ko defaree. non man xaw ma l'essentiel daal moom Sénégal moom souvent Chine Taïwan. moo gënoon a nekk partenaire am ci affaire yu ceeb. mais vraiment problème mu ay man commercialisation ceeb jënd ak importation man xaw ma ci lu bari. mais daal xam naa ni am na ceeb bu nekk en stock mais daal leneen léegi mooy que ni tey boo jëlee supposé département Thiès. li nga xamante quota am yëpp dañ koy yóbbu département gouverneur géré ko en fonction commune yi lu war a dem village ainsi de suite moo tax muy am enquête dafa fi mu tey affaire bi c'est tellement clair et transparent par exemple la commission villageoise là bu ñu dajaloo li ñuy def ak yëpp ña fa teew day am PV boo xam ne dañ koy yóbbu ñu jox ko maire validé ko yóbbu ko préfet validé ko mu dem gouvernance pour ceeb ba soog fa ñëw Kër Moussa donc ça veut dire que ni ñoom traçabilité day am traçabilité maanaam fi mu jógee lan la ñu waxee nu mu jaaree nu mu fi accès ñaata moo ñëw te ñëpp dañu am moyen de contrôle par rapport ak loolu. donc je pense que ni loolu moo ci nekk quoi. macha allah tonton waxtaan bi am na solo. ñu bëggoon xam tamit en tant que njiit en tant que leader politique en tant que conseiller yan solution nga xalaat ne buñ ko tegee rek dinañ mën a xeex mbas mi di coronavirus mu jóge fi. waaw solution yi de moom mënul am solution bu dépendre ci solution homme de santé yi ñi nga xam ne seen xam-xam moom la màcc en concert ak ministère de la santé moi je pense que ni dañu essayer jéem tant soit pour ñu appliquer ñoom li ñu wax mooy di moytu di raxasu di def ko di porter masque di def ainsi de suite en attendant et puis di wàññi déplacement yi nit moom ak ñun nii sénégalais mënuñu toog parce que tey un père de famille bu nekk ci këram bon tey jii la plupart dañu mel ni man li ñu war a añee suba tey lañ koy lijjanti kon boo ko nee toogal ci kër gi bul génn moo xale yeeg léegi ñu bari il préfère coronavirus rey leen ci biti que ñu ab xiif ak rey leen si biir ak seen doom yi donc yooyu yëpp c'est tellement compliqué laaj na mesure d'accompagnement tey loolu du lu état antenne si laay waxee ni kenn ku nekk ca fa nga nekk loo xalaat ni war nga ko mën a jàppale sa morom rek ëpp na xeet bon tey mënul nekk xañ na dajale mais kenn ku nekk ki nga gën a jege daal boo sentiree ni par exemple moo la gën a yaaka xaw a tane nga dimbali ko si li nga tane mu mën a toog këram mën a aar boppam aar njabootam man daal loolu laa ci xam tey déglu aussi suñu consignes yi nga xamante ni bii moom la kër docteur bi joxe. dëgg la ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waxtaan bi amoon na solo waaye balaa loolu tamit lañ ngay wax waa zone bi bien vrai que ni corona bi accès gu fi lan nga leen di wax.
xanaa ñu ñaan yàlla rek. ñaan yàlla bon d'abord alhamdulilah parce que it affaire bi je pense que ni décembre la woon ba léegi. kon Europe Chine nga mu feeñoon. defe naa décembre la fa woon. boo ko xoolee ba tey avril presque kon mu ngi nekk 5 à 6 mois. bi mu duggee Sénégal depuis mars la. ñu ngi si ñaari weer ba muy bëgg ainsi de suite. kon loolu yàlla juñ si musal. ba ñu toll fii ñaan yàlla continuer musal ñu si rek tey ñu continuer moytu. parce que man je pense que ni ku yàlla musal rek moo fi ne parce que feebar bi moom dooleem moom toll na noo xamante ni bii bu la xësee song neexul daan. kon fexe mu bañ la laal moo tax ne ngay xeex ak moom. donc daal nañu yëpp ñu moytu tey continuer di ñaan yàlla rek quoi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax lan mën nga tàggatoo nga joxe waale sa mot de la fin. waaw tàggatoo bi mooy d'abord dama leen di sant bu baax. di leen gërëm parce que li ngeen def nii c'est très important parce que tey li xew nii tey bon bu fekkee ni amul communication ñu bari fa ñu toog duñu xam lu xew. mais defe naa ni ak moyen de communication yi ngi am nii tey par exemple dina permettre te yéen ci loolu ngeen di yëngu dina permettre tey jii nii ñu baree dinañu gën di comprendre parce que it kon nii ñu defee entretien bi yéen a ngi koy def faneen yéen a ngi koy faneen ñeneen ñu ngi koy def télé yi ñu ngi koy def rajo yi ñu ngi koy def donc je pense que ni loolu amul lu ko ëpp solo tey xalaat naa ni bokk na si li ñu gën a dimbali ba Sénégal bu ñuy wax naan moo xam moom mooy première ou deuxième ainsi de suite ci affaire du corona bi donc vraiment loolu la quoi bon donc maa ngi sant leen sant ñëpp di sant waa Kër Sega fii la dëkk parce que man lu ma am rek Kër Sega la su ma mënee Kër Sega la su ma tëlee Kër Sega la donc damay sant Kër Sega di sant commune Kër Moussa di sant aussi suma maire Momar Ciss bi nga xamante ni bii aussi yàlla dogal na bokk naa ci ñi ko gën a jige di liggéey ak moom quoi donc loolu kon aussi tey man maa ngi xam it man nii bi may woo maa ngi tàggoog moom mu ngi dem gouvernance pour ay affaire lay te depuis affaire bi am ba léegi daanaka mënatul a jaar maire yi ci ainsi de suite kon vraiment damay profité ci occasion bi di sant ñëpp di ko sant di sant population Kër Sega yëpp quoi waaw loolu daal laa bëggoon wax ci yëf yi. dëgg la ñu ngi lay jaajëfal bu baax. merci beaucoup.